asalaamaaleykum mbooloo mi damay wax bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim gannaaw ba ma sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sama ñaari waajur di sant waangaan yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di sant Modou Ndiaye Rahma mi nga xam ne ñun waangaan moom yëpp moom la ñuy liggéeyal di ko liggéeyal liggéey bu rafet macha allah sant naa leen yéen ñëpp bu baax a baax a baax ndax heure bu ne da ngeen di sawar may wax ak yéen ci Modou Ndiaye Rahma Modou Ndiaye woo nañu wala kaay leen wuyu Modou Ndiaye wala nañ leen dem ci Modou Ndiaye da ngeen ci daal di kontaan yéen waangaan yëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax mbootaay yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Modou Ndiaye daanaka su ma yeboo ne ngaan yëpp ngaan Modou Ndiaye Rahma la ngaan Rahma la fi mu ne nii ngaan Rahma la tàccu leen loolu ngaan Rahma la dëgg la wala du dëgg bala maa wax ci yéen dama leen di njëkk a waxal ni lépp kii Modou Ndiaye Rahma ndax Modou Ndiaye Rahma mooy déglu leen ma dama bëgg mu leer fii ndax Modou Ndiaye Rahma mooy ki ñu daan jox suukari koor yi ma di ko indi yéen ñëpp ngeen di ko séddoo Modou Ndiaye Rahma mooy temps yi Covid bi yëpp fi ay otoy ceeb indi ngeen séddoo diwlin bi saabu bi kit di jeunes yi Modou Ndiaye Rahma moom mooy ki nga xam ne bu tabaski jotee macha allah enveloppe bi yéen ñëpp kenn du des damaa bëgg ngeen koy dëgg la wala du dëgg waaw Modou Ndiaye Rahma mooy ki nga xam ne bu gàmmu jotee mu joxe enveloppe joxe nag yi gàmmu yéen ñëpp ngeen séddoo yóbbu seeni kër kon nag dama ni waangaan li ma leen di wax mooy xanaa dama koy waxaan ndax wër naa mbootaay yëpp waxtaan ak yéen te bi ma wëree damaa kontaan parce que yéen ñëpp da ngeen ni ñun ay gor lañu duñu dellu ginnaaw ndax Modou Ndiaye Rahma dugg na ngaan yow yaa ñëw ménge ngaan bi nga fi duggee suñu côté yi yëpp wax dëgg yàlla lépp lu la Modou Ndiaye Rahma jox danga naan ñëwal ñu ànd ñu jëli ngeen jëli ko séddale ko ci seen mbootaay yi mbootaay yëpp gis seen bopp ci lépp luy Modou Ndiaye di joxe te Modou Ndiaye Rahma lépp lu muy joxe amul ci xàjj amul ci seen képp koo xam ne ñëw na ci man ne ma damaa bëgg a ànd ak yow ci Modou Ndiaye li ma la wax danga ciy teg bët amul xàjj amul seen li muy joxe moo koy joxeel boppam ku nekk yóbbu ci sa mbootaay ñu séddale ko te defe naa waangaan maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax amul benn mbootaay boo xam ne mos nañ koo jox dara kenn ñëw kalaamee ma ne diw joxuma amul yéen ñëpp da ngeen koy séddale normal bi ma ñëwee waxtaan ak yéen tamit wan ngeen ma ne ñun boo waxtaanutoon ñëw waxtaanaat ak ñun tamit ñun pare nañ bu yàgg ngir Modou Ndiaye Rahma ndax il faut ñu teg ko ci mairie bi ndax ñun waa ngaan ñii kat politique yàgg na fi waaye li Modou Ndiaye dugal ci biir ngaan gii ci politique mosu fee am yéen a ko wax ba loolu weesoo li Ablaye Wilane wax léegi ci jeunes yi dëgg la Modou Ndiaye dimbale leen ñu am arrêt moom mooy arrêt Modou Ndiaye Rahma bi ñuy njëkk a jot mais dafa am beneen arrêt boo xam ne mooy deuxième arrêt ci garab gi nga xam ne amuñu sax zeng amuñu ker amuñu mbaar amuñu dara waa arrêt ba ña nga nee taxaw yëgati leen seen loxo ñu nga ne ñoom ñëpp dafa am ñu yeb léegi dem ñoom keroog lañ ñëw fii ci man envoyé naa président sax li ma filmé woon ñëw waxtaan ak man wan ne ma ñun gannaaw suñu yaay ci yow lañ topp ànd ak yow ci Modou Ndiaye Rahma te ñun gisuñu Modou Ndiaye Rahma ku ko fi tane parce que suñu yaay yi fi mu ne lu bëri noppalu nañ ci ndax wax dëgg yàlla Modou Ndiaye Rahma mu ngi leen di jàppale boor bu nekk te heure bu ne dinañ jot seen wàll te ñun ñoo tax ñun njaboot gi kon nag ñun tey ñëw nañ ànd ak moom ngir fal ko teg ko ca mairie ba. Nenge. waaw. Jokalante dafa ñëw sagalaat Sokone bi nga ne moo ne Sokone bi. waaw. Bokar ba ñëw. Bokar bi nga Sokone bi jiite seen i conseil. waaw Modou Ndiaye Rahma da koo jox oto. na nga tàcc loolu. waaw nañu tàcc loolu waaye. dama la dafa jàmm. amiin léegi ngeen daal di ñëw ne ñun fas yéene nañoo ànd ak Modou Ndiaye Rahma ndax ñu teg ko ci mairie bi ma ne leen Modou Ndiaye de képp ku ànd ak moom doo ko réccu muy mag muy ndaw surtout yéen jeunes yi
ngeen ne ginnaaw suñu ndey yi moom lañ àndal ngir dimbali ñu ñun ñii nga xam ne ñun ñooy njaboot gi ay jeunes lañu ñi yore jabar ñi yor seen i métier yëpp wax dëgg yàlla suñu arrêt bii bëgg nañ Modou Ndiaye dimbale ñu ci ma ne leen bu soobee yàlla buy dugg noppam di ngeen am arrêt muy deuxième arrêt ñoom ñëpp photocopie nañ seen carte d'identité indil ma ko dinaa ko yóbbal incha allah permanence bu neexee yàlla ñuy ñaanal nag Modou Ndiaye Rahma ndax man kat damaa ànd ak moom te rusuma parce que damaa dëkk ngaan ñëw ne ñëw leen ñu ànd ak Modou Ndiaye Rahma bi ma ànd ak Modou Ndiaye Rahma ba léegi aw ma gàcce nu ma neex daagoo ngaan daanaka su ma gënee jëm koo ngaan yàlla ak Modou Ndiaye ndax lépp lu muy joxe rek jox na ma ko ma indi ngaan yéen waa ngaan yéen a ma ni lépp loo xamante ne politique jaar na fi bu ne waaye li ngeen am ci Modou Ndiaye mosta am kon nag li ma leen di gën a dolli di leen ko ñaax mooy carte d'identité yi la ma leen waxoon te da ngeen ne ma loolu jarul nga di ñu ko wax génne leen carte d'identité yi jege ko incha allah rabi bu jour ji ñu gañee fii ngaan Modou Ndiaye Rahma dugg ca mairie ba jëlal ñu sunu jeunes yi kenn dootul taxawal benn xale dootul taxawalooti ngaan incha allah rabi moom la ñuy ñaan yàlla je vous remercie merci beaucoup. ma leen di nuyu yéen ñëpp nag di nuyu sama naatangoo yi ànd ak délégation bi yëpp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm waaw jërëjëf jërë ngeen jëf macha allah. maa ngi nuyu Fane Niang Bour Gueweul di ko sant bu baax a baax ndax tey su ma taxawee fii ci Modou Ndiaye Rahma yàlla ak moom ndax man damaa amoon fu ma nekkoon mu ne ma ménge kooku toog na fi mu ne nii kaay ma yóbbule ci Modou Ndiaye te bu ma la yóbboo di nga ci gis sa bopp. Fane Niang di nekk nit koo xam ne ku ñàkk ki ñaan ku baax koo xam ne lépp lu mu am bu sañoon bokk koog doomu aadama yi ko yàlla booleel man xam naa ci dara du biir di biti bokk nañ ci Modou Ndiaye bokk feneen ak feneen ak feneen ak feneen fépp fu mu dugg rek nee na ma ménge kaañ ànd ca fépp fu mu fekk ma taxaw nee na ma ménge ñëwal ci lii mooy lu baax ñu ànd ca te heure bu ma ko waxee du ma ci am benn réccu may nuyu waa Rahma yëpp di nuyu góor ñi jigéen ñi yéen ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm bàyyiwuma kenn ndax bu ma limee juum monsieur le président maa ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm Ndiaye dama ànd ak yow te rusuma benn yoon li ma gën a ragal mooy gàcce te teguloo ma ko lépp looy joxe rek indi nga ko may daagu nu ma neexee ngaan ndax yow kon nag incha allah rabi dinañ la fal le jour ji bu soobee yàlla dinañu gañe ngaan nga xam ne waa ngaan jàpp nañ la bu baax fi mu ne ngaan Rahma la ñuy wax fu ma génn ñu ne Mengue Ndiaye Rahma waa Rahma rek macha allah jërëjëf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous remercions la présence de Amici. Amici, on vous remercie infiniment. Je vous ai vu tardivement. On remercie la présence de Hacham, mais aussi la présence de Bokar Diallo, un professeur de lettres émérite, un professeur qui maîtrise la langue de Molière et de Boileau. On vous remercie infiniment. Vous coordonnez la jeunesse avec main de maître. Il fallait absolument que je le dise devant son excellence Mohamedou Ndiaye Rahma. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'espoir de Kaolack Ndangaan. Un leader porteur d'espoir et d'optimisme. Je veux nommer son excellence Mohamedou Ndiaye Rahma. waaw ma ne damaa bëgg Mengue su ma lay tëggalee nii ñëw la tey laa si tëggal Modou Ndiaye dafa yàgg ñëw fi ñu la sagal kon dañ koy ñaanal yàlla Ndiaye yàlla nga jot mairie bi nga ànd ak say jigéen yu baax yi am si nuyu naa la ak ànd ak Sakho nuyu naa la dangaa bëgg ne ku ma tàcc Modou Ndiaye yàlla nga fekk déwén ku ma tàcc Modou Ndiaye yàlla nga fekk déwén dama ne satala wa amul kubéer gàmmu la waaye militant wa amul xaar si sell la ak leen Modou Ndiaye yañu sagal Modou yañu teral Modou ana ñu ko bëgg 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 kay teral yàlla dal teral Modou Ndiaye sa xew wax leen Modou Ndiaye sa kaw wóolal Amici ana ñu ko bëgg kay teral
asalaamaaleykum waa Ngane ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen di sant di leen gërëm di nuyu suñu yaay suñu xarit maire Mbengue bi waral ndaje bi tey di nuyu son excellence monsieur le maire Mouhamed Ndiaye Rahma ñëw na ci koñam ñëw na fuñ ko bëgg ñëw na fi nga xamante ne fii incha allah le soir du 23 janvier 2022 dina fi am ndam te yàgg naa ko wax na ñëw Ngane ñëw na tey nag te incha allah dina fi dellu si parce que aussi am na ay kilifa ñi am fi baat am fi mbooloo yàgg bëgg mu ñëw fi waaye dafa amoon ay yittey jamono yi ko jàppoon yéene yu ñooñu amoon te ñu xam leen bu baax bokk ci ñoom doon ay nitu diine loolu tey yàlla antul na ko ba yàlla def na son excellence le président Macky Sall tànnal ñu monsieur le maire Mouhamed Ndiaye Rahma pour mu jiite commune Kaolack te incha allah yaakaar nañ ne date bi rek bés bi rek la ñuy xaar waaye loolu mat na te di seede waa askanu Ngane man fii lay jàngale professeur de français seeni doom am na li nga xamante ne sëkk nañ ko ñoom te jàppale Rahma mooy jàppale kuy sukkali éducation au niveau de Kaolack loolu bu ma ko waxee tatonewuma dama gis mu koy def guddeeg bëccëg mairie am na luñ fi wax duñ ci dellu gàmm bu jotee Mouhamed Ndiaye Rahma la ziyaara bu jotee Mouhamed Ndiaye Rahma la weeru koor bu jotee Mouhamed Ndiaye Rahma la football bu jotee Mouhamed Ndiaye Rahma la éducation bu jotee Mouhamed Ndiaye Rahma la juma bu fi yàqu Mouhamed Ndiaye Rahma la donc moom il est partout te it ñun ndaw ñi am na li nga xamante ne defal nañu ko defalaat ñu ko tey nag dafa jël oto mu yëkkati ko jox ñu ko ñun ñu représente le parti au niveau du département de Kaolack bu fekkonte ne ñun kese la sax ñu ne véritablement lii moom waa ndaw ñi la ko jagleel mais buñ fa ñëwee tey de 8 heures jusqu'à 14 heures mu ngi distribuer ay oto di ko dimbale doomi jàmbur yi lii mooy taxawaayu leader président bu la tànnee ñu ne Kaolack yëpp yow laa fi wóolu nga gis ay ndaw nga gis ay jigéen nga gis ay kilifa diine ñuy ñëw di yokk moto Jakarta amuñu lenn li nga xamante ne comme possibilité pour ñu jàppale nit ñi yow nga ne man li ma yàlla jox damay ñëw jox ko nit ñi Mouhamed Ndiaye Rahma nekkagul maire mais lu muy def waa maire defuñu ko donc tey dañ koy sant di ko gërëm donc di ko ñaanal yàlla dimbale ko lii nii yàlla may ñu gudd fan ak wérgu yaram ñu fekkee le 23 janvier dimanche incha allah pour ñu yëkkati mairie Kaolack jox ko et pour les primo-votants aussi ñu ngi leen di ñaan képp ki nga xamante ne bindu woon nga ci liste électorale yi ubbi nañ liste yi ñu ngi préfecture dem leen jusqu'au 22 du 8 au 22 donc ngeen dem jëli seen carte parce que seen carte mooy seen gandaay meeting yi neex na xumbal bi neex na waaye aussi ci mbañ bàcce ga boo fa demee carte nga fay duggee nga def li nga war a def pour son excellence Mouhamed Ndiaye Rahma mu jël mairie bi incha allah au soir du 22 janvier 2022 donc ñun 23 pardon ñun Mouhamed Ndiaye Rahma xam naa am nga meeting feene suñu koñ la aussi dañ lay gërëm dañ lay sant dañ lay ñaanal te aussi dañ lay ndamoo te incha allahu rabbi di nga fi delluwaat bu dul yàgg nga gis fi aussi beneen anam beneen cofel yi nga xamante ne waa Ngane dañ la koy won ñu ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal di la ñaanal ndam ci barke Seydina Mouhamed. Modou Ndiaye sa kaw wax leen ma ñëw bu ma takk Modou yàlla nga fekk doon ay jabar lañu ay jabar jaram yàgg maa jaram yàlla ka doon defal pour yàlla ka doon defal yàlla ka doon defal masa masa merci asalaamaaleykum mbokk Ngane maa ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu bu baax présidente Mbengue Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax waaye di la féliciter
yow itam ci sa liggéey ak sa engagement ci biir mbooloo mi bi nga jëlee ndogal pour ànd ak ñun ak bisu tey amul benn événement buñ mës a dem te wane woo ci sa bopp yaak mboolem présidente yi nga ànd nga xam ne ñoom itam dañu jiite ay groupement de femmes mais ànd ak yow di liggéey ci biir mbooloo mi di wax rek ne sant nañ la yaak présidente yooyu tamit ñoom it mérité nañ ñu sant leen gërëm leen ndax ñoom itam dañoo jiite ay groupement de femmes waaye àndoo ak yow di liggéey ñoom ñëpp ci liggéey bu mucc ayib wax naa léegi ma ne événement bu fi mas a jot rek taxaw ngeen wane ci seen bopp kon ñoom tam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm mais di leen féliciter ci seen taxawaay bu rafet ci biir mbooloo mi di nuyu bu baax doyen Goudiaby mi fi jël kàddu léegi ci coalition bi moom itam nekk ci biir coalition bi di liggéey bu mucc ayib parce que am na ñoo xam ne xamuñ tricher xamuñ wax lu nekkul ci ñoom ci lépp luy xas ba dugg rek boo nekkee boo nekkul ñoom ña nga ca loola. doyen Goudiaby maa ngi lay nuyu bu baax yow itam di rafetlu sa taxawaay ci biir coalition bi waaye fii ci biir Ngane du nuyu bu baax suñu rakk Abdoulaye Wilane mi fi jël kàddu déglu naa li mu wax moom itam déglu naa itamit li mu wax ci arrêt yi nga xam ne ñoo nekk fii arrêt yi nga xam ne ñoo nekk Kaolack wala ñi nga xam ne dañuy yëngatu di daan seen doole ci mbiram Jakarta yaakaar naa ne ñoom ak Rahma am nañ histoire ci ay jëflante yoo xam ne jëflante nañ ko ak ñoom ci loolu tam maa ngi wax ne du mës a dañ li ngeen di wax noonu ñu ngi koy suivre bu baax waaye xam nga nappkatu jaan bu ne jaana lay mujjee ku yaakaar ne mën ngaa ndax ñëpp dof dikkal na la ku yaakaar ne mën ngaa dox ci maay ni nit ñi yëpp dof dikkal na la nit ñi kenn mun leen nax dama waxoon ci permanence bi ma ne jël ay place jaay ko di jouer ci ay mots naan ay fonds de commerce ak ay pas de porte yooyu moo continuer rek dañuy foo ci ay mots di ko utiliser di ci arnaquer nit ñi pour nit ñi buñ ko xam waaye yooyu yëpp maa ngi dara seen xel incha allah ne seen doom yii duñ bàyyi ñuy arnaquer doomi Kaolack maa ngi dara seen xel bu baax di wax ne ñu ngi suivre te incha allah loolu suñu kanam la jëm yàggatul parce que sama diggante ak yéen musul dañ amul benn événement boo xam ne dajawuñ bii ñu jëm tam incha allah duñ ci dem mukk ca dajawuñ kon bu leen tit ci loolu maa ngi nuyu bu baax Bokar Diallo Kogère mi nga xam ne tey moo jiite jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci biir parti bi tey ci biir département bi yépp moom itam dab nañ ci moom fulla dab nañ ci moom fayda dab nañ ci moom ci ne nit ku am lu mu gëm la te loolu dafa am solo ci nit damay wax toujours ma ne nit ku gëmul sa bopp wala gëmoo dara koo jàpp ne dina la gëmit da ngay nax sa bopp te ku amul gëm-gëm doo yegg fenn mën ngaa départ waaye doo arrivé donc moom itam engagement am ci biir parti bi kafeewu ko fayewu ko lépp lu président Macky Sall rëdd rek ca loolu la nekk kon moom itam bu ñëwee fii nga xam ne fi lay dund ci biir commune bi ci quartier bii la nekk ñoo ngi seedal waa quartier bi taxawaayam ci biir parti bi ci biir commune bi yëpp ak ci biir département bi ak ci jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk tey ci suñu biir parti muy APR di ko doxal bu mucc ayib moom itam maa ngi koy nuyu bu baax di wax rek ne fii ñu nekk tey muy Ngane Saer xam nañ fi bu baax ndax ñëw nañ fi ñëwati fi ci am nañ fi ay kóllëre yu mag am nañ fi tamit ay présidente yoo xam ne ñi ngi fii di liggéey ay at fii ci biir Ngane kon fii moom xam naa dafa jaadu bu nekkee ci élection rek ñu dox
pour dugg ci biir base bi waaye wax ak ñoom ak fàttali leen ak fexe victoire bi nga xam ne mooy victoire coalition Benno Bokk Yaakaar ñu fexe ba Ngane bokk ci quartier yi nga xam ne ñooy raw ci élection yi loolu taxawaay moo koy def ak fulla ak fayda dama wax ne fii ci biir commune bu Kaolack wala sax ci département bu Kaolack dama ne ñaari candidat yi nga xam ne ñoom la président Macky Sall jël tey muy man ci commune bi ak Pape Demba bi tey ci département bi dama ne amul fenn fooy dem ci biir Kaolack te doo fa fekk lu ñu def te nekk guñ maire nekk guñ président conseil départemental loolu mooy li xew loolu kenn mënu koo miim fii ci biir Kaolack dama ne liñ fi def a gum te nekk guñ maire wala li fi Pape Demba def te nekk guñ président conseil départemental dama ne fu nekk mënoon nañ faa dox pour campagner loolu doyoon na sëkk pour ñu campagner ko kon yaakaar naa seen xel yéen doomi Kaolack war naa dal ci seen doom yooyu ne incha allah fi Kaolack di xalaat fi jeunesse bi bëgg a dem fi jigéen ñi bëgg a yegg incha allah seen doom yooyu danañ ko porter nekk ci seen kanam incha allah ba Kaolack yegg foofu bugguma guddal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne mobilisation bi ngeen def ni sant nañ ci gërëm nañ ci waaye nag na ngeen jàpp ne gannaaw bu ñu leen wanee gannaaw tey ba dem tey la liggéey bi tàmbali mooy fexe ba mbooleem quartier bi yëpp ànd nekk benn carte muy carte coalition Benno Bokk Yaakaar ànd nekk benn carte ba le 23 janvier incha allah mu bokk ci école yi njëkk a ubbi bokk tam ci école yi nga xam ne pourcentage ba dana leer nañi wax naa ma ne ñun waxatuñ incha allah waxatuñ ci affaire yi gagné li ñuy wax mooy fexe ba li taux bi nga xam ne moom la département bi ak région bi daan am mu yokku fuuf loolu la ñuy ñaan ñëpp moom la ñuy demandé ñëpp pour ñu àndandoo ko ñun ñëpp bu nekk benn carte nekk benn carte incha allah pour ñu gagné coalition bu baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam